Dakar Buzz TV nuyuwaat nañu leen bu baax a baax amaat mbégte ñëw jàkkaarloo ak yéen am mbégte tey dalal ki nga xam ni moom la ñu woowee Assane Nar Fall waaye ñu gën koo xam ci Azou Le Beau di artiste comédien boo xam ne mi ngi ci milieu bi te it yàgg nañ ci fan yi nag mu xaw a def buzz tuuti parce que génn na am yoo xam ne mi ngi koy wax tax ñu nar a ñëw séq ak moom waxtaan Assane ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ak mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan. waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant di rafetlu it seen teewaay di nuyu internet yi di ñaan yàlla li ñu fi wax ne mu doon wax yoo xamante ni dina jëriñ askan wi mu doo lépp lu ñu fi wax loo xamante ni nag lu dépassé la wala lu xaw a lii rek ñu di koy tuub di ko jéggalu xam ne jubluwuñ ci lu dul rek yeete ak gindi ak leeral ci kàttanu sunu borom encore une fois ma leen remercier bu baax. maa ngi koy wax léegi Azou Le Beau lañ lay woowee il paraît que bi nga nekkee xale da nga xawoon rafet am karaw foofu la tur bi jógee. effectivement waaw bi ma doonee xale xam nga man sama papa naar la sama yaay naar la dama xëy soon bi ma gënee doon xale am karaw ñu may oowee nag Azou Le Beau boobu nag ñu dem ba mu màgg nag affaire boobu commencé law après nag comme man naar laa ci biir lébu yi ñu may oowee tamit en même temps Assane Naar pour xëy na peut-être gën maa définir parce que maa ngi dëkk Bargny ju fa laa juddoo fa laa yaroo loolu moo andi woon Azou Le Beau bi quoi. ba 86 nga dugg ci milieu art bi boobu ak léegi yàgg na est-ce que mën nga expliquer nan la si duggee nu mu ci demee ak parcours bi nga xam ne def nga ko ak léegi ak nga jékki-jékki nga def benn stand-by arrêté. waaw 86 laa dugg ci art bi ça veut dire que man dama bàyyi école rek parce que à l'âge de ay 15 ans yooyu rek CM2 laa yem mu daal di dugg ci milieu art bi de bokk ci association bi ASC yi ainsi de suite et puis koñ bi ma dëkkoon tamit dama xawoon na rigolo tuuti di reetaanloo nit ñi bu fa ay sabar amee fuural wala ay prestation ainsi de suite yooyu dama demoon ba ñu xam ma parce que tamit li ma gën a adopté ci loolu mooy Baye Pël parce que dañu xawoon a dëkk si maag moom ci benn kër parce que Baye Pël jabaram ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay ñu bokk benn kër ñu dem nag ba daal ma dugg ci milieu mécanicien mais intéressé mu dama daan daw rek naa dem une semaine benn yoon laay dem après ma obligé bàyyi ko nag après ñu dugal ma académie des arts ma ne fa nag mais avant académie des arts def naa ay festival def naa ay prestation yu bari daal yoo xamante ni gagné naa ci ay trophée ay département régional zonal yooyu yëpp ci ASC yi ma am ci ndam demoon naa daal ba fesoon ci dëkk ba ma dëkkoon muy Bargny ci wàllu culture ba ñëpp ràññee ma ci woon après nag si laa demee académie des arts def ay 4 ans 5 ans après si laa génn nag bi ma génnee benn société bu ñuy wax Ama Sénégal recruté ma ne foofu di liggéey après nag si laa commencé nag créer benn troupe muy troupe bu Bargny boobu léegi nag si laa commencé def ay production 86 ak léegi yàgg na mën nañ ko wax yàgg na yàggul mais comme ni nga ko waxee ci at boobu nga dugg ci li nga xam ne moom mooy art bi boobu ak léegi lan nga gis ne moom moo changé ci milieu bi nga xam ne moom moo am théâtre démb théâtre tey série yi nga xam ne moo bees ñëw seen génération amul woon. waaw loolu c'est normal parce que àdduna mooy évoluer mënuñoo nekk ci temps yi à l'époque mu nekk fa ba tey jii il faut ñu laaj ñu tamit qu'est-ce qu'il y a mais jamono jooju ay mini DV moo amoon ay cassettes yu mag yi moo amoon comme Azou Le Beau bi muy génn ay mini DV moo amoon ay VCD ay DVD moo amoon mais tey jii ñoo ngi ci côté numérique bi mu gën a évoluer gën a avancer noonu la it le troupe bi de tamit amee amélioration ay séries mosuñu ko woon a xalaat à l'époque ñu doon jël calculer rek ñun ay Novelas TV ak ay temps yi Dallas yooyu moo amoon mais léegi bu ay Novelas amee tamit gaa yi évoluer def ay séries tamit macha allah daal maa ngi rafetlu bu baax série yi am na xëy na peut-être lenn rek lu ma ci xaw a déranger mooy actuellement ni série ni producteurs yi nga xam ne ñooy produire série yi ndax boo xoolee Arcos yi raison boo dem am na Arcos mais boo xoolee série yi daw à la télévision yëpp bu ñu dee 100% booy xool ay 5% ñoo ci doon ay acteurs culturels ñu si des yëpp ay mannequin ak ay journalistes ak ay maçon ay jaaykati gerte caaf ak ay façon moom daal da ngay nekk ci koñ rafet rek ñu jël la dugal la ci biir série bi nga ñëw wala ñuy oote casting xale yu jigéen yëpp daw ñi doon artiste ñi doonul artiste ñëpp ñëw yow mii nag nga xam ne yaay tànn yow yaa war a xool mais da ngay gis ni kee rafet na wala sol na mini wala sol na lu sexy rek. mais est-ce que du loolu la gars yi bëgg di ko seetaan te loolu mooy jaay film bi tamit. mais loolu mooy jaay film bi bu ñu ma ko waxee man après ça me fait rire man je me pose la question que Sénégal yi ñoom lan la ñu bëgg. nga sol lu bon sol lu gàtt sexy wane say ween loolu moom mooy jaay film bi après ñu bëgg ñoo andil ñun dañoo am ay valeur
ñu bëgg ñoo sonal ak ñun dañu am diine bëggul léegi yàlla bëggul léegi yonte bëggul lii léegi nga andi nag ibaadu def ko ci film intéressé wul kenn du ko xool kenn du am buzz du am célébrité am dara yow nga doon jigéen te lee la yàlla bëgg te loolu la ñuy puus na ne loolu la ñu war a def kee sol lu bon moom la ñu gën a jox crédibilité léegi Sénégalais ngay dem laaj leen ñoom lan la ñu bëgg exactement pour ñu xam. mais polémique bi nga xam ne moo am ci série ba léegi yaa ngi koy wax dafa évoluer seen jamono xalaat leen woon série léegi série am na ñu gis polémique bi nga xam ne am na fan yi ci xale bu jigéen boo xam ne daf doon simmi tubayam ci ba mu andi ay polémique Jamra dugal ci loxoom ak yooyu. waaw man nag dañu xaw a am toute différence man ak les acteurs culturels. quant à nag muy femme boobu di Léna li mu def artistiquement elle a parfaitement raison. dara nekku ci boo ma déglu rek ma wax. Artistiquement elle a parfaitement raison te elle n'est pas fautif et je pèse bien mes mots artistiquement parce que loolu dafa am ci cinéma erreur am nag mooy dëkk bi mu ko defee réew bi mu ko defee dañoo am ay valeur te valeurs yooyu daf ñuy yàqal ñun acteurs culturels yi lu bari imagine toi boo demee lu mel ni Burkina Faso Bénin Togo Côte d'Ivoire ñoom tout est permis mais ba tey ñooy garder seen yenn valeurs mais tout est permis loolu moo waral boo demee gis artiste comédien yoo xam ne ñoo ne ci sous-région bi koo ci dem fekk këram bu la waxulee mi ngi jar 1 milliard mi ngi la wax mi ngi jar presque 50 milliards ku ci gis otoom acteur culturel boo gis muy comédien boo gis ci sous-région bi da nga koy naw tellement que ci habillement am ci dëkkuwaayam ci comportement am ci léppam mais bu dee fii Sénégal artiste la majeure partie koo ci gis yéen ko sarax c'est parce que dañoo sukkandiku ñun ci suñuy valeur te yooyu produit yooyu pour nga am ci xaalis il faut nga exporter ko mu dem à l'extérieur te ñun suñu produit mënul dem extérieur la preuve en est que ban produit nga gis fii série fii nga gis à la télé rek mi doo gis mu dem mais quant à nag yeneen série ñag yi day dem partout dañ koy commercialiser partout dans le monde mais Sénégal seen série yi du ñu wax français seen série ay olof la ñuy wax te olof nag fii la yem quant à ñag yi nag dañuy làkk seen làkk la ñuy làkk français dañ koy mën a commercialiser partout dans le monde loolu mooy différence bi. beneen série bu andi polémique te jàpp nañu sax ñi nga xam ne ñoom ñooy producteur ak ñenn ci acteurs yi muy Cirque Noir boobu am nga ci xibaar seetaan nga teaser bi. non loolu moom mooy li ma la expliqué ci côté leen rek gis nga fii Sénégal lañu dañu am ay loo xam ne suñu diine nanguwu ko suñu aada nanguwu ko suñu lii nangu ko mais am na ba tey toujours différence entre Léna ak Cirque Noir ndax Léna artistiquement moom laa la wax ni elle n'est pas fautive parce que Léna techniquement ku gis xam ne simmiwul silibam mais xëy na peut-être ñun ñii di acteur culturel xam nañ ni Léna simmiwul silibam simulation la ñu wane dagg coupé collé waaye la ne li mu soloon la sol ba tey comprendre techniquement boo xamee da nga gisee xam ne kii Léna simmiwul si mais ñële dañoo simmi seen i yëre comme dañ seen ndey juree woon loolu yëpp askan wi la ñooñu waxuma la police sax mais dañu war a yóbbu ba bàngoo am lu ñuy def ak ñoom. comme lu mel nan. maanaam torturer leen ñuus leen ba ñu réglé parce que dañoo yebaate ñooñu kenn doon yóbbu police di leen téye ak di leen garder à vie da ngeen di jël yam na leen amul problème jël leen yóbbu leen fële comment dirais-je Bango boo leen yóbboo Saint-Louis Bango denc leen ñuus leen ba ñu réglé bàyyi leen fa nag tolloog at de popé boole kat di def travaux forcés te buñ fa jógee nga soppi leen ñoom ñëpp ku nekk la nga doon def nga xiirtal kat ci loolu moom mooy seen atte dafa am na différence ak Léna waaw Léna ci biir salle nekk ku xam théâtre xam art xam ne laa ni li mu doon def techniquement Léna simmiwul silibam mais ñële moom dañoo simmeeku ba set wi dañoo yebaate ñooñu ñooy yàq valeurs yi ñooy yàq Léna nag xëy na peut-être li mu def ci gis-gis doo ko rafetlu mais artistiquement elle n'est pas fautive ñële nag moom artistiquement ci gis-gis ak suñuy valeur ak suñu lépp moom dañoo yebaate daal waaw. Bango comme ni nga ko waxee bu ko defee dafa la leen travaux forcés lu toll ci ñaari at nga wax de ah. waaw 2 ans ferme. duñu lekk sax sombi la ñu lekk duñu lekk sax sombi yeneen yi sombi bu bon sax. boo xam ne non gajaa da tane na sombi boo xam ne yow yaa ngi koy xoromee yaa ngi koy suukaree xorom il faut nga sama xol tàng na. non ñii dañuy yebaate quoi bi lay soxna si. xaw ma cercle noir lañ koy xaw ma cercle rouge dañoo yebaate ñooñu moom dañoo yàq aaru Sénégal bu ñuy wax critique culture Sénégal bu ñuy wax ay sàmm jikko yeeg yooyu ñoom loolu dañ cee war a boole tamit ñooñu bien vrai que ñoo ngi wax ci problème yi te bi man sàmm jikko yi man sama problème mooy dañ ne sàmm jikko yi waaye ñoom seen sàmm jikko yi
durant problème yi am Sénégal yëpp ñaawteef yi am Sénégal yëpp ak jikko yu bon yi am Sénégal yëpp man musuma leen cee dégg ñoom daal seen objectif yëpp problème góor jigéen la. moom xam dañuy xeex nag góor jigéen yi waaw. dafa mën a daal xaw ma dañuy jot financement. waaw mais xam nga góor jigéen tam comme ni ñu koy waxee baaxul ci dëkk baaxul ci réew fu mu aw boo fa awee boo jaamoo yàlla du ko nangu te ñoom ñu yëngu ci wàllum l'islam peut-être que loolu moo tax ñu leen. ok je comprends kon donc Sénégal li muy rëy ak li muy yaatu yëpp moom jikko ju bon moom jikko ci góor jigéen kese moo fi am. déet yi fi am moom bari na ci comme ni nga ko waxee du loolu kese. mus nga leen a dégg ñu kaas ci leneen lu dul góor jigéen sàmm jikko la ñu wax jikko suñuy valeur nag li fi nekk ci lu bon ak lu yàqu dafa bari te man musuma leen cee dégg man loolu man moo ma def kaa. interpellé leen dañ la seetaan. waaw kay loolu moo ma def kaa man musuma leen a dégg ci beneen jikko ju bon wala jikko ju ñaaw wala jikko ju salte joo xam ne am na Sénégal comme les cercles noirs yii Jamra lañ ci dégg mais ku xam ne cercle noir xam ne jikko ju bon la ñuy manifester moom la ñuy promulguer moom la ñuy wane te man Jamra laa ci dégg musuma cee dégg askan sa xaw ma sàmm jikko yi moom daal seen problème yëpp daal moom mbirum góor jigéen daal moom jaral na leen a def lu ne mais kantaa nag leneen moom dañuy préférer rester les bras croisés. mais li ñuy xeex wàllum góor jigéen daf la déranger wala li ñu koy xeex rek te xeexu yeneen jikko yu bon yi moom moo la déranger. góor jigéen ñoom sàmm jikko yi bu ñu doon xeex suuba góor jigéen ooma ci maa jiite yore palankaar bi góor jigéen moom baaxul ci réew je pèse bien mes mots baaxul ci réew parce que yàlla bëgg ko yonent bëgg ko parce que mooy xeet bi yàlla gën a sib moom rek la yàlla alak ci yonent yàlla lóot jëlal say askan nga ànd ñoom dugg ci gaal gi dem géej damay alak askan wi yàlla ci ñoom la ko wax kon donc képp ku koy valoriser cim réew c'est parce que xamuloo d'accord naa loolu benn nag groupe toog doon sàmm jikko yi jóg di xas ak di ŋàññ ak di dénoncer c'est très normal c'est bien beau et je suis fait partie ci seen xeex boobu mais li ma metti mooy liñ koy yemale ci góor jigéen rek te mu am yeneen ak yeneen yu fi am ci ay ñaawte te dootu kenn du leen ci dégg. nañu wax ci yeneen affaire dañoo waroon a wax xeex sàmm góor jigéen mais bu ñu wax jikko kon dañuy wax xeex sàmm góor jigéen parce que si loolu lañ leen di dégg man loolu moo ma def kaa. d'accord ñu ñëw ci yow ci sa parcours moom li ci gën a marqué nit ñi mooy théâtre bi nga joué woon muy Azou le Beau comme ni nga ko waxee ci wàllum góor jigéen sax loolu nga ci interprété woon muy rôle boo xam ni dañ la ko jox mu nga nekk ci nag koo xam ne ku célèbre la macha allah rôle bi ni nga ko joué kenn du ne kii moom du góor jigéen nga baal ma waxuma góor jigéen nga mais ci rôle boobu noonu dellu si wàcc. waaw rôle boobu Sénégalais yi moom laay expliquer toujours Sénégalais doo xam li ñu bëgg. gis nga man bu li ma def mu doon extérieur wala ci pays ñag yi rek waaw man président wa sax daf may recevoir gis nga lii am ni tey jii man depuis 2006 laa ko alerté na moytu leen attention am na luy ñëw jamono jooju góor jigéen ni mu lambee ni mu mel ne ba ñu créé ci ay association di ko xeex à l'époque amul woon te pourtant joxe woon naa alerte bi mais ci biir nag xeex góor jigéen nañu éviter tamit di tuumaal suñu nawle gor kenn du ko tuumaal nit ki balaa ngay ekkati baat bu ñaaw ak bu salte di ko teg ci derew il fallait nga xaar ba am ci lu la leer lu concret Azou le Beau pièce bi mu joué jotewul dara ak góor jigéen Azou le Beau pièce bi mu joué c'est juste pour wane ni ñun suñuy yaay nañu xool nañuy yare suñuy doom waaw moom laa lay expliqué ma ne Azou le Beau dañuy xool pièce bi jàngat la pièce bi jàngat la mooy ko xool théâtre Azou le Beau nga concentré seetaan ko rek commencement ba fin pour xamal ne Sénégal man mënu ma leen comprendre ñu wan la xale bu ndaw ñaari jigéen toog ak benn paa ñu ne jox ma sa doom ji dénk ma ko ñu jël Assane bu ndaw à bas âge dénk ko jigéen bi jël ko yóbbu ko di ko toggaloo di ko baleloo di ko fóotloo di ko paaseloo di ko defloo yëfi jigéen ba Assane boobu màgg ci ñu di ko oowee Azou le Beau ba ay waa këram yëguñu li xew xamuñu lu mu demee ba benn jàmbur yàlla moo ñëw gis Assane comportement bi mu yor mu dem wax ko ay waajur naka seen doom jee de ji ma gis ute na ak ba ngeen koy joxe ni mu meloon ndax seen doom jee yàqu na ñoom ñu dem récupérer seen doom parce que seen doom buy nekk fii di tàccu ak di biij ak yooyu daf leen di étonné parce que kon dañu gis ni kii yar bañ ko yar baaxul ñuy dem ci biir film bi ba jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo yàq Assane ñoo ko récupéré waat Assane si la amee jabar ñu defaraat ko ba Assane léegi doon góor ba am jabar ba am doom ba di rëccu lii passé waaw loolu lépp ay jàngat la mais Sénégal yi dara intéressé wu leen ci leen intéressé mooy tàccu Azou le Beau
waaw mais jigéen bu la yere doo tàccu ah kon léegi li may expliquer nii moom zéro amul non dafa amul non bépp Sénégalais leerul ci ñoom comme ni mu ñàkkee leer ci yow parce que da nga doon tàccu tamit effectivement jigéen bu la yere da ngay tàccu mais tàccu boo ko déggee jigéen sa xel dem ci jigéen yenn wax ni boo ko déggee sa xel dem ci jigéen léegi man jàngale bi ma wax yëpp ak bi ma ci développé yëpp moom intéressé wala intéressé wul internet yi intéressé wul keneen leen intéressé mooy ay tàccu nañu bàyyi seen doom yi yooyu ñu nga xam ne nag xooluñu nag li Azula boo doon jàngale li ñu doon xool mooy pièce éducative la comme ni ko loolu intéressé wu leen lii Azula boo doon jàngale intéressé li leen intéressé mooy tàccu yi nag mu leen andil tey musiba tey parce que ñoom dañoo vocaliser woon Azula boo koy góor jigéen Azula boo góor jigéen Azula boo góor jigéen léegi nag yàlla wan na leen nag lan ana góor jigéen yi mais bi nga ko joué am nga problème ci sa famille sa soxna bu fekkee amoon nga soxna jamono jooju sa yaay say mag sa rakk ak ni polémique bi demee woon amoo ci woon problème sa jafe-jafe ak sa famille ñoom awma ci problème xam nga nit ki bu juddoo sa pegg nga xam ko yar ko nampatal ko ngeen dëkk waxuma la samay famille rek mais bari ñi sax ñoom après bu ñuy dégg moo boobu da leen di def ay ree parce que dañ ma xam yàgg ak man xam ma ci métier bi xam li may développé lan la beneen jàmbur nag moom mooy taxaw di critiquer di ak lu am lu muy wax mais pas samay waa kër non amuñu si problème parce que ñoom xam nañ ma xam nañu li may def théâtre la damay yeete xam nañu thème bi xam nañu pièce bi lan lay jur parce que ñoom dañuy concentré wu toog xool seetaan film bi de commencement de A à Z keneen ku toog këram nag ñu teg film bi nga toog di seetaan yow sa li la intéressé mooy xaaxataay ree histoire bi ni mu déglu sax intéressé wu la te maa ngi lay yee maa ngi la yaa ngi toog di ma ree attention xoolal sa doom ji nga toogal del bàyyi xel sa dëkkandoo yi del bàyyi xel xale yu góor yi ngeen di joxe maa ngi leen koy alerté mais ñoom loolu yëpp intéressé wu leen moom Azo ngi tàccu na Azo ree na Azo góor jigéen la góor jigéen googu nag maa ngi doon alerté ñuy bañ nag moo leen jural tey musiba. mais yow personnellement na nga ko dundee parce que ci jamono jooju comme ni ñu ko waxee coow li bari woon na lool ba mu amoon ay imam sax yu génnoon foog naa ñu ngi dëkkoon Géejawaay ak ñooñu di ci andi ay polémique non imam yooyu bu ñu génn ñu andi polémique à cause de Azula Bo encore une fois il faut ñu leeral parce que démb tamit yàggul fi la ñu fekk Azula Bo bi muy def tournage boobu ba tourné film boobu ba film boobu génn après dawal nañu presque booy xool ay 2 ou 3 mois et je me souviens très bien si la ñu amee ñaari mariage yu góor jigéen. ci même période bi. ci même période boobu la ñu am ñaari mariage yu góor jigéen am tamit ay góor jigéen yoo xamante ni tamit ñu bett nañ leen ci ay lieux yu bari si la wala ma doon alerté génn si la ñu commencé nag. moment boobu si la fi Obama ñëwee tamit di def déclaration pour affaire góor jigéen yi si la imam yi jógee mais tey jii la ñu war a mën a gën a jóg que à l'époque parce que à l'époque ni ñu doon waxee affaire góor ji da nga koy dégg rek mais doo ko gis jamono jooju da ngay dégg rek diw nii wala jël ay photo nit taf ci ay seen lu lëndëm nii na la ay góor jigéen mais jamono ji moom da ngay dëkk ak ñoom ànd ak ñoom di leen fréquenter di xam ne mais amoo sañ-sañu dóor leen wala wax leen dara waaw kay. bu démb doon tey bu la joxaatoon rôle bu mel noonu est-ce que di nga ko jouer. si c'est à refaire je le fais parce que joué ma rôle góor jigéen rôle bi ma joué rôle éducatif la bu fekkee loo xam ne rôle boo xam ne dama koy def pour yeete pour faire rire les gens am ci tuyaaba am ci payu yàlla le reste intéressé wu ma quant à Azula Bo lii Azula Bo nag démb lañ ko doon wax ak barki démb mais pas aujourd'hui parce que xam nañu Azula Bo exactement rôle bi muy incarné ban type de personnage la am na ay séquences yu ma def boo xoolee théâtre Azula Bo am na si ñoo xamante ni xëy na peut-être loolu moo leen intéressé Azula Bo fi mu demee ci armeel di suul yaayam da ngay rey ba sonn Azula Bo fi mu demee di liggéey maçon da ngay rey partout yu mel noonu dama cee yor yu bari te amul lenn lu ci vulgarité góor jigéen amul lenn loo xam ne da ci day wane wala di def promotion homosexuelle ay parties yoo xam ne c'est un peu rigolo yooyu maa ngi koy waaj def ko pour sànniwaat ko ci biir dëkk bi nit ñi gis ko ree mais doo gis théâtre Azula Bo gis fu mu àndee góor gis fa fu mu jegee góor gis fa fu mu séqee dara góor gis nit mu seet dañ may yeb barki Seydina Muhammad dañ la yeb xam nga dañ may yeb gis nga góor jigéen balaa nga koy jël di ko teg ci dara mais am ci lu concret boo waaw mais dina jafe tam ñu bett leen de Azo. pour góor jigéen ñu bett ku nit dina jafe de. non pas bett déedéet du bett de. fan ngay waxee ko waaw kay balaa ngay wax góor jigéen da ngay xaar ba gis lu palpable lu concret tey jii gis nga théâtre Azula Bo fan nga ci gisee góor jigéen bi mooy ñaari góor la ñu wax. waaw ñaari góor yu sëy ci seen biir. wala def ñaanu jigéen nañ ma wax man théâtre Azula Bo yëpp fan la sa Azula Bo sax nuyoo góor.
waaw mais Azou foofu pour andi tuuti leeral dañuy gis góor jigéen ñi tamit comme ni nga ko waxee comportement jigéen yi ñuy am ci sol ci waxin ci jëfin ak ci ay tàppanteeg yooyu. léegi fan la Azou Le Beau solee lenn lu liyee rek ak colinu góor jigéen Azou Le Beau koppiti la sol Azou Le Beau sabadoor la sol ak tubéy léegi ñoom man sama problème xam nga lan la léegi durant ñoom comme léegi jàngale bi ñu jàngale yëpp ak yeete bi ñuy yeete yëpp lan moo tax ñoom vocaliser wuñu ci loolu vocaliser yu dafa mën ni rek tey jii nga xool soow am benn affaire bu ñuul bu ci nekk rek nga ne lii lu ñuul li rek moo ci moom moo ci ne léegi soow mi yëpp moom existé wul comprendre te loolu man moo ma def cas waaw il faut que ñu comprendre théâtre Azou Le Beau lan lay définir lan lay wax lan lay expliquer gis nga man defuma ko pour man de dama ko def pour ñoom te ñoom ñàkk suivre bi ñu ko ñàkk suivre moo waral tey jii beneen association bu ñu sàmm jikko yi sax dina fi judduwaat parce que ñoom du ku nanguwul dégg ku nanguwul comprendre di nga subir conséquences yi parce que alerté naa plusieurs fois à maintes reprises mais alerte yi ma doon alerté intéressé wu leen samay gesticule moo leen intéressé woon gesticule yooyu ñu doppoon nag ñoom sax boo xool Sénégal ñoo gën a valoriser sax góor jigéen. ñoom ñoo may buzz daal. non mayuñu ma buzz. non ñoo may góor jigéen yi buzz. góor jigéen yi buzz. ñoom sénégalais yi ñoo may góor jigéen yu buzz mais bu fekkoon dañ la détesté comme ni nga koy waxee ci internet yi ni ñu koy waxee ci commentaire ni ñu koy waxee fee dañ leen détesté rek démystifier leen kon nu ñu am benn célébrité bi wala ñu ciy wax sax ma sàmba di ŋaang ak ma demba di ŋaang mais ñoom bu góor jigéen amee fii ba ñu wax góor jigéen sax c'est parce que ñoom la ñoom ñoo war a démystifier loolu ku ko def nag publiquement bu ñu ko yóbbu police nañu fekk la fa nga ne lijjandi say mbir bu leen ci fekk ñëpp jóg takku mais doo toog sa biir néeg sa biir salle yor sa portable wii ti sànni mu dem ñee def association waa góor jigéen góor c'est que man je comprends pas quoi vraiment mais bon. Ça va passer. Ah. De toute façon man sama problème moom mooy sensibiliser yeete gindi avertir alerter. c'est juste pour xamal leen loolu Azou Le Beau xale bu góor bu ñu yar ci yarinu jigéen bu ñu ko bañalee Azou Le Beau am na ñu koy dund ak ñoom seen biir kër am na ñoo xamante ñoo ngi si biir kër gi di dund ak ay nit ñoo xam ne dafa gis nga scientifiquement sax dafa am góor ñu inféminé même kenn yaru leen du question yarin mais scientifiquement dafa am góor ñoo xam ne dañu jigéene gis nga ne nit ki bu fekkee da nga fa am looy xool ci moom foo jaar loolu ngay gis tey jii bu ñu def maag yow interview yow gisoo ni kii acteur culturel la artiste la dama koy poser question mu may répondre li ngay xool yow yaa ngi wax ak man mais sa xel mi ci théâtre Azou Le Beau gis nga su ma nee nii sama loxo sax nga ne nii réflexion boobu ngay am immédiatement parce que loolu nga bëgg a gis Azou Le Beau ngay bëgg a gis moom rek ngay gis comprendre mais jikko ak ka nga miin bu fekkee dañ naan nit kay tey ci nit tax dox na dox bu correct wala kii jël maye xaalis loo koy wax c'est normal nii nga mën a mel ndax sa diway sa baay kii nga ne ko c'est normal nii nga mën a ndax diwa la yar pourquoi kii diwa ko yar kii diway sa baay léegi kee doxinu jigéen nga ne ko doon yow góor jigéen nga doo ne ko c'est normal parce que diwa la yar ah. mais loolu leer na waa Azou Kiné Sow moom fu ko jant bi tiim gis nañu yéen ñaa nekkoon ngeen di jouer léegi kenn gisatu ko yéen a ngi déggante ba léegi. Kiné Sow moom déggante wuñu moom Kiné Sow moom dégg naa ñu am na ñu ma dégg nag ñu ne xaw ma mi ngi France ak yooyu mais amu ci lu ma leer parce que liggéey moo ñu boole woon ba liggéey ba jeexee après déggante wuñu parce que liggéey moo ñu boole woon. amoon na benn relation. non amuñu benn relation liggéey moo ñu boole woon mu ñëw wax ak man def naa Kiné Sow bu ma juumalee Yves Niang moo ma ko présenté Yves Niang moo ma mettre en contact ak Kiné Sow pour ma jël ko mu liggéey moom ak benn femme bi dama fàtte sax tur bi quoi njaxiraat benn clip bu ñu doon def foofu. après c'est la jëlee Kiné Sow ñu tourné ci Tata Fina mu jeex après lu ñu signé woon la mu jeex ñu fay nga xaalisam mu dem ne ci ay occupation am man maa ngi si sama yeneen occupation. mais liggéeyante bi ñuy wax ne dafa am seen diggante yéen artistes yi seen biir loolu noo ko dundee wala yaa ngi koy noo ko gisee daal. liggéeyante bi moom mën naa ne parce que ñoo ngi ci àdduna ñu ngi ci jamono dañu am ay réalité fii Afrique mais man en toute sincérité lu ma la jox damay fen musuma kaa def nit te musuma kaa subir kon leen lu ma ci wax rek damay fenn awma ci dara lu ma leer en toute sincérité musuma kaa def nit te musuma kaa subir mais néew ma amul am na comme si artistes yi comme ci maçon yi comme ci lieu de travail yëpp
du ci artistes yëpp fépp la am ba ci monde du journalisme bi yëpp fépp foo gis rek Sénégal moo mel moo bindoo noonu quoi moom affaire yu mystique moom fépp foo ko xalaatee rek moom am na fa. ñu ñëw ci yow ba tey gis nañu ne artistes yi bu ñu demee ba benn certain âge wala bu ñu demee ba fenn tool dañuy feebar comme kaawu Baye Fall bi nga xam ne fan yi mi ngi doon ñaan ndimbal pour faj ay bëtam ak yooyu ban solution nga gis ne tey jii bu ñu ko defoon artistes yi jafe-jafe yooyu ñu dund nañ ci jóge. non yinde bi nag fépp la suusee yinde bi fépp la suusee dañoo yëpp artistes yi rek comédiens yi surtout mais ñi fiy feebar di demander aide boo duggee ci internet bi di nga ci gis demal ci émission Iran Ndaw ñaati nit la ñu defal ket moom ak sàkku ndimbal moom mënut a ñàkk te nit ki nag fa ngay yaakaare fa ngay dem comprendre Sénégal ñun buñ ñu joxoon la ñu am la ñu moom muy artiste comme ni ma ko expliqué ku ci feebar yow mën ngaa gérer sa bopp mën ngaa doxal sa bopp mais tey na artiste comédiens yi oote fële comment dirais grand théâtre boo fa gisee fukki nit ak juróom ci lay yem de waaw parce que gëmuñu yooyu li ñu gëm mooy li ñu gën a valoriser mooy xas la critiquer la nga génne ñaari séquence ñu ne bii diw neex na diw noonu la Sénégal di dundee mais quant à nag Sénégal moom def nañu film ñu apprécier que moom pas Azou le Beau quoi mais comédien nga oote spectacle comme ni ñu amee ay Marrakech du rire Maroc événement la nga dem Togo Bénin Burkina Faso dañu am événement yoo xam te ne événementiel yu mag la uniquement pour les artistes comédiens Sénégal gi dëkk bépp ay màbb dem seetaani ji jënd ay billets yu seer artistes yooyu boo du ñu feebar demander aide mais fii Sénégal mënu fee am loolu la mais nag moom yinde bi moom fépp lay suusee demander aide nag moom bu fekkoon association des artistes comédiens yi organisé na woon nañu am suñu IPM laa ko feebar mën nañ laa jàppale ba seen loxo fi mu yem ñuy doog a demander nag aide parce que des fois nga feebaru 100 000 des fois nga feebaru 50 000 des fois nga feebaru 5 millions adduna moo demee noonu loolu rek. mais yenn séries yi pourquoi duñu la ci gis ak fan yii ni séries yi bari Sénégal producteurs yi bari lan moo tax doo ci joué. waaw xam nga problème bi lan la mooy li ma la wax commencement bi rek tey ji boo bind sa série sentir ma ci. Azou le Beau kat pourquoi pas mënul def bureaucrate nañ jël Azou le Beau ngeen jël ma jox ma rôle bi su ma ko defee baaxul génne ma tegee ma nële bu subaa du ma wax dinaa xam ne man sama artiste matul bu ñu defee beneen produit kat ñu ne produit bi kat dañ see war a jël lii ak lii ak lii ça n'a rien à voir rôle bi ma joué ñu Azou le Beau jox ko mu def su baaxulee ëllëg Azou le Beau du mën a wax mais bu ñu oowulee Azou le Beau awma habitude dem di tàllal la main wala di daw ci ginnaaw producteur j'ai pas cette l'habitude j'ai été toujours seul et je me débrouille toute seule samay produits yi ngay gis yëpp da ngay gis à part Azou le Beau bi Azou production ngay gis scénario Assane Nar Fall acteur Azou le Beau maay produire sama bopp maay finance sama bopp maay defal yëpp sama bopp awma maison de production awma label signé wu ma contrat ak télé te bu ma ci amoon benn Sénégal way mbay benn producteur bu ma ko amoon rek mu chargé wu ma man wala ma signé ak télé wala ma Sénégal dinañu comprendre Azou le Beau quoi qu'il est capable mais tant que awma loolu mënuma avancer li ñu gis ci man la ñu gis rek mais Sanekh lan nga xamee woon Sanekh da laa joué comme rôle yi mu daan joué rek à l'époque mais bu ma amee contrat ak Soleil Levant ak kii TFM gisoo Sanekh def film Wiri Wiri gisoo mu changé casting Kep sa Kéba bi nekk Géejawaay joué woon na fi rôle boobu rôle homosexuel mais bi mu amee contrat ak Pikini production gisoo ko mu changé nañ jox Assane Nar sansam naa am contrat nga toj dëkk bi. barki Seydina Mohamed dañu xam Assane quoi qu'il est capable art du lu ma for art du lu ma liiwanti di dama koo jàng ba pare am ci don xoolal théâtre Azou le Beau xam xool théâtre Azou l'aveugle c'est que nit ki boo koy ñal ka del bàyyi rôle bi rek nga del bàyyi rôle bi nga def tey jii da ngay jël tey jii ku mel ni njànku parce que moom laa gën a miin moom laa yëpp sañ naa ko wax jëlal njànku tey nga fay ko 200000 wala 300000 pour mu defal la spectacle njànku ñëw fa sol pantalon jean ak chemise ak karawaat naan ça va na ngeen def vous êtes nag yow yaay oo njànku ci dox naka bu ñu fontoo futteekul sol sa yëree dof looloo tax ñu fay la parce que loolu tax nga fay ko tey Azou le Beau mën nga kaa jël spectacle fay ko xaalis mu ñëw Azou le Beau ñëw war a jouer mu sol pantalon ak simisam naan xale yi na ngeen def ça va comment vous allez bon tu sais que xam nga Azou
ay tàccu la ñu wax ak raj ak jaabante. te li nga tàcc bu booba. effectivement nit ku nekk dafa am liggéey boo xam ne rôle boo xam ne moom lañ lay produire moom lañ lay jëlee saa neex tey jii joo ko spectacle pour saa neex mu dem fa di def leneen lu dëppwul ak li nga ko jëlee loolu moom moo am Sénégal il faut que ñu accepter que owal tey Mandoumbe ci programme Mandoumbe nekk fi def beneen rôle boo xam ne dëppwul ak li moom nga ko oowee mais pourquoi tey ji nga bëgg a changer loo Azou Le Beau type de personnage am mënta ne. la bàyyi ce type de personnage. nga bàyyi sama type de personne ku bëgg ma changer ubbil ma label jox ma mail de production wala signé ak man contrat imposé ma na ma lii ak lii laa bëgg nga jouer ma ko. am na fi ay label yu nekk Sénégal ñuy tourner ay séries comme ni nga ma ko waxee na ma ci benn producteur contacté na ma damaa bëgg nga defal ma lii bu ma ko amulee. demandé wu ma kenn aide nag ndax du ma nit kuy tàllal loxo bokk ma ci liggéey bi la bokk loolu moom ça se comprend mais yow di ñaan de ñaanoo kenn li nga wax leer na mais Azou dafa mel ni yow da nga gaaw a mer parce que fan yi gis nañu nga def ay sorties ci diggante Pape Faye ak Mouhamed Ndiaye dañ la tooñ wala. non gaaw ma mer mais nit ki da ngay sauver sa honneur sauver sa dignité gis nga doomi gor rek lay mën a doon gis nga bu ma defee théâtre Azou Le Beau boo bàyyee xel rumeur bu ne dégg nga ko coow lu ne dégg nga ko musoo dégg Azou Le Beau ci réseaux sociaux musoo maa gis télé may taxaw di expliquer aw ma jot googu parce que damay xam ni man du ma yàlla du ma yonant ñoom lu ñu mënta am man mënu ma kaa am nit ki mënoo def ba pare ne kenn du wax il fallait nga bàyyi ñu wax am nañu positif am nañu am esprit ouvert am nañu esprit fermé am na ñoo xam ne lay critiquer loolu mooy àdduna am na ñoo xam ne ñu ànd ak yow ah Azou li nga def kat comprendre nañ ko parce que man am naa ci ay messages yu bari Azou li nga def comprendre nañ ko vraiment kontaan nañu félicité ma mais am na ñoo xam ne Azou Le Beau nangam taanam ndayam Azou Le Beau nii Azou Le Beau mën la nekk mën la ñàkk loolu mooy àdduna mais li ma mënul accepter mooy ku mel ni Pape Faye homme de culture la Pape Faye homme public la Pape Faye bu waxee àdduna gépp koy dégg Pape Faye nit la koo xam ci dafa xam métier bi xam art bi ba pare doon suñu njiit moom bu taxawee di ma dendale ak góor jigéen laa dama naan là y a un problème il faut ma taxaw défendre sama bopp gor balaa nga koy tuumaal da nga koy xoolaat te ku ma tuumaal ma génn weddi ko ba pare joxe ay firnde lii rek la du question mer wala am lu ma naqari. Mouhamed Ndiaye de même dafa génn joxe référence Mouhamed Ndiaye dafa génn na boo defee genre rôle yooyu fi nit ñu baax ñi daje kenn du la fa gis man dama def programme je suis le seul artiste mais bu ñu motee 5 ci lay yem. Sénégal artistes yi taxaw devant kanamu président de la République def spectacle man dama taxaw méridien Kouthia yi ma wàcc Kouthia yéeg wala xam nga Kouthia yéeg ma wàcc président Abdoulaye Wade toog. loo joué ci jour boobu ban spectacle bi ma joué Azou Le Beau ma laa joué de Azou Le Beau bi li lañ ma joué xëy na peut-être c'est que Sénégal moom dañu gaaw a fàtte quand même Abdoulaye Wade kan moo gën a doon homme public kan moo gën a doon nit ku responsable kan moo gën a doon kilifa ci Sénégal te pourtant toog nañu ñu fay ma xaalis ma def spectacle. ma joué c'est que Mouhamed Ndiaye la carrière am soriwul moom la xam-xamam bariwul moo waral xëy na peut-être comprendre mais man gisuma spectacle bu ma deful Sénégal spectacle boo xalaat def naa ko programme boo xalaat def naa ko bu waxee nag problème bu sponsor kooku ñoom c'est normal ñoom xëy na peut-être sama image moo tax wala lii moo tax tant que waxuñu ma loolu mënu ma gëm loolu mais am naa lu raw loolu parce que am na artiste boo xam ne da ngay jouer sa carrière ba mu jeex te doo jouer ci kanamu président de la République yàlla may na ma loolu dans une semaine j'ai fait toutes les plateaux télévision sénégalaises tonnerre yi ngay gis fii yëpp jamono jooju ay tonnerre yi ngay gis ci télé yi yëpp jamono jooju ay journalistes simple la ñu woon ku mel ne ay Maymouna Ndour Faye moom ak Aram Ndiaye ñu ngi may invité woon Canal Info à l'époque xam nga du tey Kebs def naa moom 3 fois star en ligne Aïssatou Diop Fall jamono ji may def émission ataaya ak Sa Ndiogou du tey man xale du ma seetaan seeni yaay laa doon théâtre ñuy ree ak di kontaan te man samay jamono ko yorul DVD doo ma xool. te boobu DVD yombul. déedéet kër goo ko gis ñooñu ñu am barke lañu waaw léegi nga ràññee 2007 2006 2007 2008 2009 2010 2011 doo tudd artiste comédien Sénégal te newoo Azou Le Beau fii Azou Le Beau fi newoon Saneex ak waa Daaray Kocc. te ba tey yaa fi ne. kon donc bu fekkee ne ñëw nga ba toll benn état bi da ngay àtte am na ñoo bari ñoo xam ne naan Azou Le Beau dafa xewi. wala dafa fay. dafa fay dafa doo buzz. waaw mais c'est normal ban yonante nga gis muy éternel yonante yi. sa bopp ngay tëkkale yonent. déggoo ma de tëkkalewu ma sama bopp yonante mais éternel laa wax exemple éternel
lan la yàlla wàcc ci àdduna mu éternel ça veut dire. seen tur moo fi des nag ba léegi ba tey ñu ngi tudd yonent yi. depuis nag 2086 ba tey nga def 2006 ba tey fan nga toog mënoo toog ci benn ndaje donte feeñu ma ci benn ndaje lu wax Azula Bo te ñu la xamuñu ko sama tur daa waxuma la daa wër Sénégal daa wër àdduna te ba ma gëjee théâtre yàgg na man du question tàkk ak fay affaire bi lan la marqué sa temps la say jamono nit ku ne da nga am jamono man jamono jamay théâtre da ngaa xam Wally Seck am na nga xam Sidi Diop ay Fallou Dieng fi newoon ay Assane Mbuub ay Alioune Mbaye Nder da nga leen dégg te ñoom dafa am kenn ku nekk temps booy toll nga marche sa temps ñëpp xam ni kii jamono ji Alioune Mbaye di jaar Sandaga tu te rappelles jaar Sandaga di pour nuyoo rek foofu doon fuul c'est que démb dafa yàggul jamono jooju Azula Bo ci comédien mun a jamono jooju da ngaa gisoon njànku wala Mandumbe wala père bu xar wala keneen ak keneen ak keneen jamono jooju amuñu mais nag man mënu ma fee nekk nag éternellement su ma marqué sama temps damay romb après ñoom Mandumbe ñëw marqué seen temps ak ñoom njànku dem keneen ñëw marqué temps manqué loolu mooy àdduna mais nit mënoo fi toog éternellement rek dans la vie c'est ça. loolu leer na xam nga maître Gims. saaga yi nekk Gims. waaw déedéet. mooy chanteur français boobu tamit takk lunette yi. déedéet xaw ma ko de. da ngeen xaw a nuroo parce que fu ñu gis dañuy gis nga takk ay lunettes ak yooyu comme moom. lu tax sa fans la wala. lu ne dama kaa judduwaale. Assane bay sa caaxaan yi waaye xam nga lunette moom dañ koy jaay. da nga may laaj question foo ma mus a gisee te solo may vert. waaw da nga koy sol rek de. dama kaa judduwaale jàppal loolu rek. ñu jaaree fa tàggatoo waale. ok waaw maa ngi leen di gëm di leen sant di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yokk xéwal te it ñu comprendre Sénégalais encore une fois xëy na am nañu si comprendre sax mais am na ñoo xamante ni xëy na peut-être comprendre nañu mais bu ñu la bëggee salir dañ lay salir képp ku taxaw naan Azula Bo di ko dendalee góor jigéen amul problème jéggal naa la te yàlla tax baal naa la te yàlla tax awma lu benn explication bu ma lay jox képp ku taxaw di an Azula Bo di ko dendalee góor jigéen jéggal naa la encore une fois te yàlla tax mais li ma mënul accepter mënuma ko toléré te ku ko def jot sama xol wala jot sama jikko mooy artiste comédien muy bu góor wala bu jigéen comme li Pa Fay def nga taxaw di wax Azula Bo di ko dendaleeg góor jigéen parce que ñoom ils sont mieux placés pour xam Azula Bo rôle bi ma joué lan la bu fekkee ñoom am nañu formation wala jàng nañu wala typiquement artistiquement ñu xam nañu ay artistes mayu ma ko Jean mayu ma ko Paul si ñoom artistes yi ni ma ko talooree ñeneen ñi talooroo ma leen ko ñoom parce que ñoom ñoo war a taxaw sax taxaw ëllëg défendre Sénégal boo joué rôle caga sa der yàqu boo joué rôle boo xamante ni xaw na inféminé sa der yàqu boo joué beneen rôle boo joué te l'art c'est la synthèse de tous les métiers mënoo def théâtre di seet looy laal ak loo dul laal looy bëgg ak looy bañ. da ngay joué ba nit ki naan lii moom la ak du moom am na ak amul bu fekkoon dama joué woon théâtre Azula Bo rek téye samay cër wax correctement comme si ne ma damay joué rôle boobu am di téye di tënk sama bopp pièce bi message bi may lancé du jàll. il fallait que nga def comme si dañ naan kii te nag c'est normal boo defee théâtre Azula Bo nga marqué sa pointe def rôle bi comme si dañ naan kii ab góor jigéen la du góor jigéen métier bu mokkee rek sonal borom. waaw métier bu mokkee ak ñaan bu nangu moo sonal borom gis nga art bi ñu nekk li Sénégalais yi war a xam surtout les artistes comédiens et les acteurs moog yëyum singoma yem bu mokkul da lay sonal sa yi lay yàq. waaw art bi dafa desee mokk si ñenn ñi il faut que ñu yëy bu baax moo mokk waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant di remercier encore une fois Sénégalais yëpp ñi may jàppale ñi may taxawu et puis di leen remercier tamit yéen waa Dakar Buzz yéen moom lu waay di def rek te bëgg siw bëgg am buzz rek na leen yéen tabaar fa kàlla macha allah maa ngi leen remercier bu baax waaye. comme ni ko Assane waxee rek ñun tamit ñuy remercier suñu mbokk internet yi nga xam ne ñoo doon seetaan waxtaan bi ñu seeq ak Azula Bo li la lëndëmoon yëpp leeral na ko leeral na sax leneen loo xam ne tey jii xalaatuñ ko woon ñu ko ciy sant bu baax di ko ci gërëm dafa am loo bëggoon waxaat. waaw Azula Bo xam nga ma laajul samay projet waaw. ayca waxal say projet. waaw que ni Azula Bo encore une fois moom dafa am tournée internationale pour 14 pays. ma def Hollande def Norvège def Maroc def Burkina Faso. xaalis bi dugg na de. déggoo ma rek def Burkina Faso le 7 mai laa ñëwaat Sénégal à cause de coronavirus bi ma ñëwee ma logé fii ak Saly
fu ma ci neex toog fu ma ci neex dem fu ma ci neex dëkk comprendre di sant yàlla nag ci lim ma wërsëgaleel di gërëmit samay nit di gërëmit laay ananas ndax laay ananas moom moo ma yóbbu ñu war def 14 pays artiste bu ne ñaan na ñaar yi joué ci kanamu président yàlla may na ma ko signé contrat pour def tournée internationale it yàlla may na ma ko bu ma xewee merci beaucoup baax na. kon sa xew yi neex na daal. neex naa sant naa ci yàlla. d'accord ñu sotti leen gërëm leen bu baax a baax rek ñi nga xam ne ñooñu doon seetaan suñu waxtaan ak Azou Le Beau di gërëm bu baax Seydou ak Amadou ci caméra bi di leen sant leen gërëm ba beneen yoon ak beneen invité.